ngeen jëf ci ànd bi nga ànd seen télévision Thiès 24 comme ni nga xam ne nag seen émission bi nga xam te ne à chaque fois dañ leen ko jagleel jëm li nga xam te ne moo ci quartier yi te dañ ñi nga xam te ne nag mooy R100 buñu ne R100 wax quartier bi nga xam te ni Sénégal dañ ko bàyyi xel buñu ne R100 ne Thiès buñu ne R100 li nga xam te ne nag mooy quartier bi nga xam te ne bokk na ci gën a ngand ci Thiès tey nag ñi nga xam te ne nag ak chef de quartier bi ñu koy wax Pape Ousmane Diaw dañ ko bàyyi rek mu nuyoog mbokk yi nga xam te ne à chaque fois ñuy xool Thiès 24 ay mooy probité ba ca topp mooy disponibilité beneen bi discrétion probité ndax lan nit ki dafa war a am compétence yoo xam ne yi maanaam li nga xam ne lii dañ la koo fal nga mat ko man koo doon man koo def te ni ko nit ñi bëggee loolu mooy benn bi ci des nga am bàmmeelu biir ndaxte bu fekkente ne délégué de quartier mooy représenté état ci quartier am lu bari da koy xam lu bari da koy yëg waaye nag ndoom kii bàmmeelu biir dafay baax ci loolu. est-ce que loolu yomb na léegi. waaw mi ngi dépendre ci nit ki parce que nit ki moom loo yaroowul mënoo koo màggee nit ki moom na mu yaroo rek noonu lay màggee bu yàlla defee nag yow nga am bàmmeelu biir mën a denc secret nit ñi loolu boo ko màggee foo mënti dem même boo doonee président de la république loolu dafay topp bokk na ci critères yi itam yëg waa quartier bi xam ne yow dëgg la yow la ñu jiital waaye nga def ci sa xel ne ñu bari ñu mel ni yow am nañ ci quartier bi mbaa sax ñu la gën a mën a jël responsabilité yooyu waaw kon bu fekkente ne loolu am na yow da ngay suufeel sa bopp xam ne quartier bi dala fee teg ngir ngay saytu seeni mbir waaye du pour ngay saytu say mbir. est-ce que loolu dina yomb ba seeti mbir nit ñi. waaw dina yomb dina yomb parce que nit ki moom bu fekkente ne dañ koo fal rek mu xam ne man mii dañ maa fal pour lii mu bañ koo jël nag def ko tiitër mbaa ngànnaay bu boobaa dina yomb waaye bu fekkente ne nag dañ koo fal mu ne rek man maa fi gën maa fi nangam ak nangam ak nangam là il passe à côté. wax nañ critères yi kan mooy chef de quartier. kan mooy chef de quartier mooy ki quartier bi doyloo. tànn ko fal ko ci kilifteefu maire parce que maire yi bu ñu yónnee ay ndaw dañuy ñëw fekkee assemblée générale ba su fekkente ne loolu am na maire daal di jëlab dogal waaye loolu yëpp dafa am loo xam ne li daf koo jiitu muy benn décret boo xam ne bii décret 92/1615 du 20 novembre 1992 moo indi statut délégué de quartier moo ko fixé donc képp koo xam ne kii délégué de quartier nga yaa nga tàbbi ci décret boobu la nga war a def say droit say devoir et cetera ak yu demee noonu say rôle ak say responsabilité parce que foo gisee wareef rek waru gara nga ca wet ga waaw donc loolu di mooy délégué de quartier délégué de quartier mooy ki nga xam ne kii dafa taxawal nguur gi ca biir quartier am lu xew mu yëg lépp loo xam ne lii am na loo jaaxal na ko te ñu war ko yóbbu ci yoon bu ko mënee régler ci këram mu régler ko ci këram évidemment dafay ànd ak benn commission bu mu defar dinaa profiter ci occasion bi wax leen ne quartier R102 am na ay kuréel yu bari benn kuréel ba ci njëkk mooy kuréelu comité de veille et d'alerte. c'est-à-dire ñoom ñooy saytu ci biir quartier bi bépp gan boo xam ne bii dugg na ci quartier bi te xamuñu ko mbaa ay yoo xam ne ay jëf yoo xam ne yi waa quartier bi ñu ngi koy def ou bien lenn ci waa quartier bi ñu ngi koy def te dëppoowut ak yoon mbaa ak luqu njuur mbaa lenn loo xam ne lii mi ngi fi am daal ay ñoññental ñu ñoññental xale yi mbaa sax mag ñi mbaa ñeneen ak ñeneen violence yeeg yooyu bu fekkente ne gis nañu ko tout de suite dañoo ko war a signaler ci délégué de quartier bi jël ay matukaayam su fekkente ne mën na koo arrêté baax na sinon mu dem ca fa nga xam ne fii moom la ko yoon may mu dem foofa pour ñooñu mu jébbal leen problème boobu. wax nga ko sànq nee nga chef de quartier dañ ko war a fal kan moo war a fës chef de quartier ak kan moo ko war a taxawee. kan moo war a fal chef de quartier nee naa la waa quartier bi ñoo war a dajaloo ci benn ndaje mu matale ni di ko woowee assemblée générale ñu seet ki leen doy
ne kii la ñu bëgg mu doon suñu chef de quartier bu boobaa nag maire ci boppam moom mooy jël dogal ne fal nañu diw chef de quartier sàngam ah. ku waa kañ comme kan ñan ngeen ñoo war a teew. comme kan ak kan moo war a teew ci bis boobu noonu. bés bi maire di dogal. mais comme bu ñu lay fal. bu ñu may fal ñoo war a teew wala kan moo war a teew. waaw li ñuy wax toutes les couches sociales. ñëpp ñi nga xam ne ñii dañoo jiite ay mbootaay. bàjjenu gox yi. imaam yi. labbe bi bu fekkente ne am na quartier bu xam ne am na labbe. association sportive et culturelle. représentant des jeunes. relais communautaires yi. les organisations communautaires de base. ñëpp ak même le poste de santé dafa war a am koo xam ne kii daf koy représenter keroog ca bés ba. waaw ñooñu nga xam ne nag ñoom ñoo toogal waa quartier bi yëpp. kenn ku ci nekk dañ ko dafay wax ne diw ak diw moo may représenter foofa ca pal ga. ñooñu bu ñu ñëwee dañuy indiwaale seen kàddoog ña leen yónni. bu fekkente ne ñëw nañu nag ah comme ni nga xam ne nii noonu la ak pal di demee. waa mairie bu ñu taxawee wax critères yi maanaam anam yi nga xam ne moom la ñuy fale ñu ne nag kàddu gaangeeg mbooloo mi am ay laajte. su fekkee laajte nañu waa mairie tontu ba pare nag ñu dem ci pal gi. ñu ne kan moo bëgg a nekk délégué de quartier. bu fekkente ne am na ñaar mbaa lu ko ëpp dinañu leen wax ne dem leen ngeen waxtaan tànn kenn. suñ ko defee falilaa alhamdu waaye su fekkente ne waxtaan woo mujj da jur dara dañuy dellu si ci askan wi maanaam ci assemblée générale bi ci biir salle bi ñoom ñu voté waaye vote bi nag dañ koy voté ñëpp xam ne diw mi moom moo gagné. nga bañ lay pal ci teewaay kan moo fa nekkoon ak ñen ñoo fa nekkoon fàttali. non ñu ci bari ñi ma la wax nii ñoom ñu nga fa woon imaam yaa nga fa woon. OCB amoon ko doon jonganteel. non wax dëgg yàlla. loolu damay profiter occasion bi pour delloo njukkal waa R100 yëpp. parce que nag man musuma gis fu ñuy fale mbooloo ma yëpp ànd ci à 100%. amul benn contestation amul kenn koo xam ne kii yëkkati na loxoom. wax dëgg yàlla keroog sax monsieur le maire bi mu may implanté fii bi may installé wax na ko. jafe na donc moom musu koo gis. ba ni muy mandaam jeexee muy demee. que délégué de quartier bu ñuy fal mbooloo mi yëpp ànd ca fii la amee R102 ci man. lu waral loolu loolu ji la wala noo mel ci kanam nit ñi la wala lan la ba tey amoo kenn boo ko jonganteel ba ngay xëjoo chef de quartier bi. waaw peut-être lu ma dëgg la mbéy ci sa wewu tànk commencé dina ci man waaye nag quartier bi itam dañoo am seen fu la xam lu ñu bëgg xam ne man mii lii ñuy fal mën naa ko. te buñ ma ko joxee itam duñ ci am problème loolu la donc ay gor lañu parce que mënoon nañoo seet keneen baa ñu def leneen te bu boobaa it yàlla moom li muy def moom def na ko pare waaw mais ñoom dañoo ànd ak seen ngor seen fula ak seen fayda ba kuy ñëw ñi ñëw ñëpp dañoo indiwaale mandat boobu wotal leen jaww bu fekkee ne am na ñaari candidat. macha allah ba tey bokk yéen ci biir émission ko xam ne nag ren nag tey ji nag ñi ngi fi xam ne mooy R100 gën leen a xamale ak nga xam ne nag mooy chef de quartier papa Ousmane Diaw te ne moom seet si gën leen xamale ak moom dégg ngeen ni xam noonu expliqué trajet bi dégg ngeen ni nga xam noonu expliqué nga xam ne nag mooy parcours am ba tey papa duñu la bàyyi chef de quartier R100 bi mooy ñaata chef de quartier am. R102 bii mooy ñaareelu chef de quartier en fait délégué de quartier. bii mooy ñaareelam. bii mooy ñaareelam mooy man. yow ko wutu woon avant bi man Pathé Soumaré laa fi wutu woon yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. génnuk àddinaam moo tax ñu remplacé ko. bi ñu koy remplacé itam man la yàlla teg ci kanam njaboot gi. mun nañu xam ne kii bi kañ la demee woon kañ la tabb ndombal tànk bi nga xam te ne moom la tabbal muy chef de quartier bi. le 18 février 2021 waaw. sous la présence de. comme ni ma la ko waxee rek sous la présence des représentants du maire. Il y a une commission qui est chargée de ça. ak ñi nga xam ne ñii ñoom laa la wax sànq OCB yeeg bàjjenu gox yeeg ñi nga xam ne ñoom la quartier bi yebal pour ñu ñëw fekkee si ko ak waa Kajoor Jànkeen parce que ci seen siège lañ ko defee woon waaw. maa ngi dégg sax nga naan R101 R102 noo mën définir ñaari yooyu R101 ñaari R100 la. R100 ñaari R100 la R101 ak R102. ban mooy R101. R101 mooy R100 bi nekk ca biir fële
woogu Modou Mar Ndiaye mooy délégué de quartier ba. yow bi nga nekk mooy. waaye man bi ma nekk mooy R102. fa la commencé. mi ngi commencé ci tali bi nekk ci kanamu jumaa ji. boo jëlee station ba. di wàcc di jëm ci terminus su Tata yi. waaw. nga dem ba Seras. Seras. soo taxawee ca jumaay Seras ji. maanaam nga won ginnaaw jumaay Seras ji. féete nii. lépp lu la féete ci sa kanam. ba ci boulevard bi. ba mu sëpp fii ma la wax léegi ci tali bi. ci R102 la bokk. ci parking ba. waaw ci camion fa ñuy taxaw. waaw waaw fële ca parking yi fa ñuy taxaw. ci R102 la bokk. waaye lépp lu jéggi filier foo kooku ci Daaru Salaam la bokk. waaw kon daal mun nañu R100 fii am na sud am na soow am na penku. am na penku am na soow. am na bëj gànnaar am na bëj Saalum. chef de quartier rôle am lan la ci quartier bi. xanaa ñu waxaat ko rek mais waxoon nañ ko rôle am mooy. coordonné différent à part coordonné bi. waaw am na benn liggéey am dina war na ko jëf ci koñ bi. waaw liggéey bu bari. xam nga dafa am loo xam ne lii man personnellement sama liggéey. fi ma ko gën a accès mooy développer quartier R102. ci naka ci tàggat jeunesse yi wutal leen ay formation caser leen ak ñëpp ñoo xam ne ñi ngi fi ñu jéem a fexe ba ñooñu am fu ñu jàpp. man loolu bokk na ci samay mébét. beneen bi li nga xam ne lii moom mooy environnement bi dañ ciy yëngatu parce que daaw defoon naa benn journée de reboisement maanaam jëmbat ay garab. waa Eaux et Forêts maa ngi leen di remercier parce que joxoon nañ ma juróomi téeméeri garab pour ma jëmbat ko ci biir R100 ñoom ci seen bopp ñëwal nañu seen bopp superviser ko ma ànd ci aussi ak association Thiès en avant ak yeneen i jeunes yi quartier yëpp wax dëgg yàlla ñëwoon nañu te actuellement sax ñu ngi waajalaat journée bu mel noonu waaye dañ koy caler ci la journée réservée à l'environnement journée de l'arbre bi nga xam ne le 5 juin lañ doon. ban âge lay war a faree chef de quartier. chef de quartier waruñu koo fal te amul 35 ans. loolu le décret bi wax. le décret 92 1615 du 20 novembre 1992. dafa wax ne mënuñoo fal délégué de quartier koo xam ne kii ay atam yeggut ci fanweer ak juróom. waaye su fekkente ne at yi yegg nañ ci fukki fanweer ak at ak juróom. war naa mën a nekk délégué de quartier ba kera la ngay xam ne nag parce que âge plafond bi moom kenn waxu ko fi mu dooree rek le décret bi wax. comme fan. 35 ans. waaw fa la war a jeexee. fi mu war a jeexee war na mën a jeex ci kaw bu fekkente ne quartier bi ki ñu fal seet nañu ba xam ne la tax falu ñu fal ko defu ko ñooñu mën nañoo taxawaat booloowaat dem ca mairie ba ne leen kat ñun kat ki nga xam ne kii dañ ñu ko fal deful li nga xam ne lii moom tam moo tax ñu fal ko. ñu tax ñu fal ay paak la ñuy fal ay paak gisuma benn jeune ay paak la ñuy fal lu waral loolu. waaw loolu nag man day xam naa ne xaw ma ci lu bari mais boo gisee loolu lu ci ëpp mooy paa yi ci la ñu gën a yaakaare sagesse ndaxte dafay am ay cas yoo xam ne dafay am ñaari nit am problème moo xam problème bu mu manti doon. moo xam problème de famille la moo xam problème mu personne à personne moo xam problème mu dette la ak yooyu kooku il faut quelqu'un de sage pour mu mën a toog ak ñoom wax ak ñoom fexe ba du ñu dem police mais boo jëlee ndaw koo xam ne kii 35 ans la am deretam day tàng day daw ñaari nit ñëw ñoo xam ne ñi ñoom itam même âge coow li nekkul fii réglé du am. leneen ay am ci biir fii ci biir kër délégué de quartier bi donc defe naa ne li ci ëpp mooy li tax ñuy fal délégué de quartier sagesse moo tax ñuy dem au-delà de cet âge là waaw en général ñoom ñëpp ay fonctionnaires la ñuy doon de l'État yu dem ba retraité lay doon ensuite qui savent lire et écrire en français comme ni ko décret bi waxee ñu fal leen ñu ñëw toogal quartier bi boot quartier bi waaw loolu la defe naa ne loolu mooy critère
bi nga xam ne bi moo tax ñuy fal li ñu tuddee paa yi entre guillemets waaw ndax chef de quartier ndax yomb na. jafe na ndaxte boo xoolee ne ab responsabilité la yow buñ la ko xesee fal amatoo vie de famille maanaam amatoo dara sa njaboot amatul dara loo xam ne ni sutura lay doon guddeeg bëccëg dañ lay déranger kii réer na xale bii réer na mag mi amul fu mu fanaan biig rek xaw ma bëri biig rek lañu fanaanoo kenn koo xam ne kii nee na yooyu dafa réer risab tool la dafa ñëw fii gëlëm dama ko war a fanaanoo su ma amut nag fu ma ko fanaanal ma ànd ak moom ba police ma jébbal leen ko ne leen kii kat dafa réer te mënuma koo fanaanoo ndax aw ma nekk pour moom parce que ñoo xam ne ñii nag des fois mu am ay problèmes yu rëy des problèmes récurrents ay inondation ci biir quartier bi xam ne bu nawet jotee doo toog sama néeg daanu na sama mbeddum kër kenn mënu ko faa jaar te loolu yëpp yaa ko war a lijjanti sa diggante nag ak mairie mbaa sa diggante ak nit ñi mën ngaa boole nit ñi ne leen kat mairie bëgg na waaye ay moyens mayewu ko mais nañu cotiser wut camion mu tibbal ñu suuf indil ñu fii loolu yëpp ci yow lañ koy xaar. ndax chef de quartier am na salaire. chef de quartier amul salaire mais peut-être ay émolument ay indemnité la am ay indemnité la am bon vous me permettrez de ne pas prononcer ce truc-là de ne pas en parler mais daal ils sont motivés. motivation ngeen di am. motivation boo xam ne bi sax pratiquement ça ne couvre rien du tout parce que quand il faut se déplacer yow yaay déplacer sa bopp yow yaay doxal sa bopp yow yaay defal sa bopp lépp waaw. kàddu gi bu ñu la ak la nga ñaax askan bi ak ku bëgg a xam fii tamit comme nouveau chef de quartier nga ñu ngi def ba ñëw fii. waaw ku bëgg a ñëw fii moom ni ngay def ba ñëw fii c'est très simple boo laajee kan mooy délégué de quartier bi dinañu la woomat ñu bari dañ lay yóbbu ci ku njëkk ka famille boobu orienté la fii waaw donc ak ban question. ndax ku bëgg am nu ku bëgg a jot ni muy def. ku ma bëgg a jot man sama numéro nëbbutuwul am na benn numéro boo xam ne bii ñëpp laa koy jox mooy le 77 087 03 69 ñëpp a ko yore. le fay téléphone. waaw sama téléphone à moins que courant coupé batterie bi jeex waaw. waaw mooy kii kàddu gu mujj lan ak la ngay dégg mbokk Thiès 24 yi lay bàyyi xel. di sant mbokki Thiès 24 yi di leen xamal ne lii ngeen di def lu rëy la yàlla moo amuk pay yàlla na leen yàlla pay maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp di ñaanal yàlla ngeen fi ngeen bëgg a yegg yàlla na leen fa yàlla yeggale bi jaay Seydou Loudiot sallallahu alayhi wa sallam. mbokki jërë ngeen jëf ci ànd ak bi ngeen ànd